li nga xamante ne moom moo xew ca Casamance depuis dimanche ba li ñu jënn xam ngeen ni l'armée nationale door na ay opération ca bëtu Saalum réew mi ca Casamance rawatina ca Nord Sindian nag ku ko tudd frontière gox yi nga xamante ne ñoo nekk ca frontière diggante réewum Sénégal ak réewum Gambie foofu nag depuis ay at daanaka plus de 20 ans la ay combattants yu MFDC daal di dem sànc foofu depuis ay jamono 1990 daanaka ci la rebelle yi daal di jóge côté département bu Ziguinchor département bu Oussouye dem samp ca département bu Bignona loolu foofu nag boo gisee ñu def ko amaana àll bi dafa rëy lool côté boobu mais non seulement ça Sénégal mu ngi bokk frontière ak réewum Gambie te ñëpp xam nañu diggante Yaya Jammeh ak nguuru Sénégal wala ak Sénégal ci dox li nga xamante ne moo di seen relation loolu bokk na ci li gën a favoriser implantation bu sax bu combattant yu MFDC ca zone Nord Sindian maanaam côté frontière ak réewum Gambie loolu bu mu amee gis nañu ni Salif Sadio dem na ba am doole côté boobu ba contrôler ay villages yu bëri yu nekk ca Nord Sindian léegi nag gis nañu it moom Salif Sadio dem na ba doole boobu mu jël ko bëgg ko teg ci kaw l'armée nationale li koy firndeel mooy jàpp na ay militaires sénégalais ay yooni yoon la dernière fois mooy militaire sénégalais la ñu gaa waaye ay militaires yoo xamante ne ci kilifteefu CEDEAO la ñu nekk moom ñoom la mujjee jàpp ca côté réewum Gambie ndax ñoom foofu la ñu nekk foofu la leen jàppee téye leen en otage rey ci ñeent ci ay militaires loolu nag doon loo xamante ne moom moo jur li nga xamante ne moom la nekk di dund jamono ji tey moom Salif Sadio ndax l'armée bi dafa gis ni lii ab provocation la lu weesu loolu mooy daf leen humilier maanaam daf leen tuutal ba nga xamante ne ci kanam adduna bi yëpp parce que gis nañu image yi bu mu jàppee rebelles yi bu mu jàppee militaires yi plutôt moom Salif Sadio bu mu jàppee militaires sénégalais yi daf leen jël takk seeni loxo teg leen ay caméraman du ma ne ay journaliste mais ay caméraman filmer leen jël loolu dugal ko ci ay réseaux sociaux ba nga xamante ne loolu wër àdduna këpp loolu nag bokk na tey ci li tax armée Sénégal jël décision ni il faut liy jeex loolu nag moo tax depuis dimanche bii ñu jënn l'armée bi daal di sóobu ci ay ab opération bu am solo ngir mën a yëkkati bépp base rebelle boo xamante ne Salif Sadio moo ko yilif ca Nord Sindian nekk ca département bu Bignona opération bi nag depuis bu mu dooree ba mardi bi ay bombardement la l'armée doon def mardi nag ci suba si la militaires yi daal di door a wàcc ci terrain bi jaamarloo directement muy face à face ak combattant yu MFDC jamono ju may wax ak yéen nag l'armée bi enregistré na benn perte benn militaire bu ñàkk ay bakkanam mu enregistré yeneen juróom soldats yoo xamante ne jëlee nañ ci ay gaañu-gaañu ñoom sax daanaka dinañu leen ñenn ñi dinañu leen évacuer ca Ndakaaru ci xibaar yi nga xamante ne moom la ñu jot ndax seen état xëy na dafa xaw a critique amuñ leeruñu ci mais ci xibaar yu ñu jot dañ leen di évacuer ca Ndakaaru pour ñu mën leen faj nu mu gën a gaawee waaye jàpp leen ni l'armée nationale am na résultat bu muy doon ut ca Nord Sindian satisfaction daanaka bu mënuñu ne satisfaction totale waaye tey l'armée bi liggéey bi nga xamante ne def na ko tax na mu nangu bépp base rebelle bu Salif Sadio kon jàpp leen ni jamono ji Salif Sadio amatul benn base ca Nord Sindian ndax armée bi jël na yëpp muy Karounoor muy Djilanfari muy première base bi nga xamante ne moom la ñu njëkk a jël muy Tampindo ndaxte lii mooy base rebelle yu Salif Sadio
yeneen yi c'est pas des bases rebelles yooyu ay position la daanaka ay comme nu ñuy wax ci militaires yi ay cantonnement ndax bu ñu amee benn base rebelle fii par exemple ñu am benn base rebelle bu nekk Karou Nord ci wetu Karou Nord village yi nga xamante ne ñoo encercler Karou Nord dinañ fa am ay checkpoint yooyu nag c'est pour sécuriser seen base mooy seen camp bi donc base yi nga xamante ne ñoom la ñu xam muy Tampindor muy Karou Nord muy Djilanfari yooyu yëpp jamono ju ñuy wax ak yéen l'armée bi nangu na ko te loolu mu ngi am depuis jeudi daanaka juróomi fan rek la l'armée di def ci opération bi mu daal di am succès nangu bépp base rebelle léegi ana Salif Sadio ana ñi nga xamante ne ñoom ñoo jege Salif Sadio looloo desee leer ci boppu Sénégalais yi ndax bu ñu nee nangu nañu les bases rebelles yu Salif Sadio donc war nañu njort ne xëy na téye nañu ko xëy na rey nañu ko xëy na daw na làkku ji na feneen donc loolu yëpp desee nañu leer waaye lii leer ba leer mooy jàpp leen ni Salif Sadio base mi yëpp daanu nañu massacré nañu leen du massacré rebelle yi sax mais massacré nañu base yi yëpp lakk nañu leen te fu mu toll ni militaires yi ñoom ñoo nekk ci biir base yooyu ñoom ñoo contrôler ci biir base yooyu ñoom ñoo contrôler base yooyu comme nu ñu ko defee au niveau du front sud maanaam fi nga xamante ne foofu la ñoom César Atoute Badiate ak ñoomi seen am seeni base ndaxte loolu mu ngi am 1 an tey donc na ngeen jàpp ne liggéey bu l'armée bi soobu ca Nord Sindian def nañu ko nu mu ko waree te am na résultat bi mooy daaneel nañu base yi yëpp léegi nag ana Salif Sadio loolu laa laajoon sànq loolu xëy na ci fan yi ñu dëgmal wala ci ay waxtu ñu dëgmal dinañ ci am lu leer buñ ci amee lu leer rek K7 TV dina leen andil xibaar yu leer te wóor ci li nga xamante ne moom moo liggéey bu l'armée bi nekk di def ca biir àll bi léegi nag lu ñu leen di laaj mooy lu ñu leen di ñaan mooy képp ku jotul abonné na abonné wu ngeen bës cloche bi ndax vidéo bu ñu mënti def ngeen mën si jot ndax yéen it ngeen bokk ci ñu njëkk a informé wu te am information bu gën a baax parce que ñun dañ joxe information bu ñu wóorul loolu daf ñoo jomm ndax information moom la ñuy dundee moom mooy sunu liggéey defuñu ko pour am ay abonnés defuñu ko pour nit ñi duñu seetaan defuñu ko pour leneen mais dañ ko def pour donner la bonne information aux Sénégalais donner la bonne information sunuy ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan jox la bonne information sunuy abonnés surtout donc loolu mooy sunu sacerdoce loolu moo ñu tax a jóg du leneen du uti ay abonnés du uti ay vues ñun weesu nañu foofu c'est vrai ku nekk ak sa gis-gis ci mbir yi ku nekk ak sa taxawaay ku nekk ak li nga xamante ne moo di sa professionnalisme ñun nag sunu liggéey dañ ko bëgg ba nga xamante ne ñaanuñu ñu joxe information boo xamante ne dafay am lu muy jur ci lu ñaaw ci askanu Sénégal donc lii la woon taxaw seetlu bi ci tënk l'armée bi liggéey bu mu door ca Nord Sindian juróomi fan képp la def nangu nañu bépp base rebelle bi nga xamante ne Salif Sadio moo ko yilif ca Nord Sindian chaîne K7 TV seen chaîne la jël leen ko def leen ko seen moomeel ndax ëllëg ngeen mën a am li ngeen soxla ci information te information yu leer te wóor